télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu seen ànd ak suñuy programme fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi la ca gën a fës wàllu tàggat yaram football ligue amateur Abdoulaye Sow def nañu ko njiit la moo gagné kii di Ousmane Yane Thiam 199 voix la am Ousmane Yane Thiam am 38 voix Abdoulaye Sow fas yéene soobu ci ñetteelu mandaam ndéem si yàlla Samba Sarr ak njabootam ba léegi ñoo ngi wéy di sàkku ci yoon ak di ñaawlu li nga xamante ne ji loole moo yóbbu seen mbokk moome bëgg nañu ñëw di ci leeraange ak njabootam tey ji dañoo demoon fële ca buntu centre conférence internationale Abdou Diouf ba ca Diamniadio fañ doon amale assemblée générale élective bu ligue football amateur ngir doon fa wane seen bëgg-bëgg ak it li ñuy sàkku wàllu football ba léegi ak fédération Sénégal bu football kan moo koy jiite danañ ci xam dara ci diggante Madi Touré ak kii di maître Augustin Senghor mi ko jiite ba léegi fàttali ne candidat yi ñeent la ñu woon Mbaye Diouf Dia ak Sayer Seck ginnaaw bi kon ca la ñu te sempi seenum dënd wàllu nawet bi ak ay loraange yu mu tàmbali jur fële ci diwaanu Tivaouane seetlu ñooñu quartier yu bari ñoo nga ca ndox ma lu aju ci moto pompe ñu mobiliser ngir seet nu ñu leen ŋàccee waaye teerool ba fi mu nekk nii jafe-jafe yee ña nga fa beneen diwaan buy dundi jafe-jafe ci ndox mi moo di Kaffrine ak lu toll ci téeméeri njaboot yoo xamante ne ji kon seenu fit toogatul askan wa di ñaawlu lu aju ci solution yi ñuy teg mu di pexete saa yu nawet bi ñëwee rek ñuy dund ay jafe-jafe woppi coronavirus ji waa ministère de la santé lu ñu gëjoon a def nañu ko tey ji mu di taxaw joxe bilan bi Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé mooy ki ko def tey jile ñu seetlu ne ñi ngi ko def ci jamono joo xamante ne ji ca la variant delta bi dikkee ci Sénégal ak i jafe-jafe yu bari yu muy jur ci réew mi le lu ñuy waxtaane mu di centre de traitement yi ci Sénégal ana nan la ñuy doxee ci jamono ji nga xam ne bari na ay kàddu yu jib jëm ci di jéebaane ni ñu yore Covid bi fii ci réewum Sénégal ab délégation bu tukkee ci commission de santé bu assemblée nationale demoon nañu seeti ñeenti centre de traitement yi ci réew mi xool doxin wa bloc opératoire bu ñuy jagleel xale yi ca Albert Royer dañu koy tëj ngir diirub ñaari weer fii ak dañu koy tëj kon ngir diirub ñaari weer laata kon ñuy tabax beneen li ko sabab moo di tax ma moo màggat dalatul am xel moo tax ñu ne liggéey fa wóoratul mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci xibaar ngeen taaxirlu ñu faram fàcceel leen ko. nuyu leen rafetlu ànd beeg télévision Futur Média dooree xibaaru timis yi ak wàllu tàggat yaram football ligue football amateur am na njiit tànnal nañu ko njiit Abdoulaye Sow moo ko jiite woon moo koy jiitewaat ngir ñetteelu mandaam tey jii lañ doon amal assemblée élective bi mu ko doon xëccoo ak kii di Ousmane Yane Thiam moom Abdoulaye Sow moo ko mujj gagné ñaari téeméeri xob yu manqué benn la am maanaam 199 voix ki mu ko doon xëccool am fanweer ak juróom-ñett ñu déglu Abdoulaye Sow ci micro Abdou Diouf Diagne. du liggéey benn nit rek liggéeyu ñëpp la ma sant leen ci gërëm leen ci xam ne lii liggéey la ñu oote liggéey boobu nag élection jeex na tey ci en ligue football amateur ñu bëgg yàlla defal ñu ci ndam ci mandat bi bees mais aussi ñu mën a liggéey ak ñëpp waxtaan ak ñëpp nga xam ne football mooy suñu mbir ñu ñaan yàlla itam ñu defal ñu ci ndam maa ngi ci sant yàlla yëpp di gërëm ñëpp di encourager suma rakk Yane Thiam Yane suma rakk la ci lépp waaye compétition sport ak ñàkk bokk gis-gis mën na am waaye jàpp naa ne loolu tëj nañu ko bis ni ki tey rakk bu mu nekkoon lay mës a nekk ak passionné du sport bi nga xam ne ñoo ko bokk ak passionné football ñoo ko bokk nañu joxante loxo liggéey pour suñu réew loolu rek moo ci am solo ñuy jégalu ci kàddu yi ci biir campagne bi parfois da nga wax lu neexul nit ou bien nga def lu naqari nit waaye ñu ngi ciy jégalu amul benn wax bi nga xam ne dañ ci def am ci yenn lu bon ou bien am ci. ndem si yàlla Samba Sarr mi génn àdduna ci anam woo xamante ne ji ak njabootam ñoo ngi wéy di ko ñaawlu ak a naqarlu ba léegi ay doomam dañoo demoon tey ji fële ci centre conférence internationale Abdou Diouf ba ca Diamniadio fañ doon amalee assemblée générale élective bu ligue football amateur li ñu bëgg moo di ñu amal ak leeraange ngi ñu xam seen waajur woowee ci anam la faatu dañu ci ànd ak Abdou Diouf Diagne. ci buntu centre de conférence international Abdou Diouf bu Diamniadio ab banderole bu mag boo xam ne photo Samba Sarr moo ci nekk ñu daal di koy lal ci gazon bi doomam yi ak ñi nga xam ne ñooy responsable équipe bu cosaan daal di koy wër ñoom ñi ñëpp ñu sol ay t-shirt yu weex même bu fekkee ne bëriwuñu seen kaddu daal di nay jipp faatu ko kii nga xam ne moo jiite woon district bu Pikine kenn du ko bàyyi noonu. donc depuis boobu ñu alerté opinion bi public beeg yëpp. alerter les autorités par notre demande d'autopsie
je pense que ñu def ko pare ñoon jot résultat yi jot lépp et depuis boobu gisuñu benn action wala en tout cas lenn luñ mëne di garantir nit ñi que ni vraiment di ñun tirer au clair cette affaire là et tout ce que nous demandons nous mooy que justice soit faite depuis boobu c'est le maître mot que loolu la ñuy wax parce que ñun dañoo accuser au premier plan le consensus du football dañuy wax que ni consensus du football bi ñu jëm nii moom moo rey Samba Sarr donc moo tax ñu accuser au premier plan les responsables de ce consensus le ministre Abdoulaye Sow le président Augustin Senghor Amadou Kane du nawetaan Amadou Sy du nawetaan et Babacar Gueye du district de Pikine. xeex bi ngir xam lan moo waral ñu daal di koy fàtt même bu fekkee autopsie bi daal dinañu koy jox njabootam dinañu ko wéyal ca Pikine na ay bés yoo xam ne dañuy yëngal ñu ngi koy waajal. te yaakaar nañ bala ñoo génn ci cadre en tout cas discipline citoyenne boobu noonu je pense que autorités yi dinañ def li ñu war a def parce que déplacement bi lañ def famille bi jël seen responsabilité ñëw taxaw au devant de la scène Pikine fee nit ñi taxaw def ay actes de désobéissance civile pacifiquement je pense que bala ñuy demaat ci beneen jéego autorités yi dinañ ñu won ni carrément ñi ngi dem dans le sens tirer au clair cette affaire donc loolu rek la ñuy ñaan nañu won ay garantie que ni dinañ tirer cette affaire au clair que cette mort là ne soit pas vaine ñu ranger ko ci tiroir yi. assemblée générale ngir tabbu ki jiite ligue football amateur bi nag ci sécurité bu mat sëkk la ñu ko amalee ca jeexantal ga Abdoulaye Seydi Sow moom la ñu fal mu daal di daan kii nga xam ne mooy Ousmane Iyane Thiam si 200 ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent si juróom-ñett fukk ak ñett. fédération Sénégal bu football kan moo koy jiite ci diggante maître Augustin Senghor ak Madi Touré suba lañ ci xam lu leer yem ak juróom-ñaari fan ci août ndaje mu ñuy amal ngir tabb ko danañ ko defee ca Déni Biram Ndaw lu aju ci moomile mbir candidat yi ñeent la ñu woon ca njëlbeen ga ñu ràññee woon ci Augustin Senghor mi jiite fédération bi Madi Touré ma ca nekk ba léegi ak Sayer Seck ak Mbaye Diouf Dia yedem ba ca biir daal di ci génnaat ki ñuy ñaar ñi ci des mu di Madi Touré mi ngeen di seen nag Augustin Senghor kan moo ci doon président fédération Sénégal bu football ginnaaw ndajem suba mi kon ca lay leere waaye kenn ki di Madi Touré moom ñu bari ci askan wi jox nañu ko bopp li tax moo di dañu bëgg ay coppite te it am nañu ci moom yaakaar ci jamono jooji jàpp nañu ne maître Augustin Senghor moom ak ñi mu àndal ginnaaw diir def nañu ko fi la ñu mëne gaañi xam nañu ko dañoo war a able am ci ñooñ jàpp nañu ne am na expérience bu mu maître Augustin Senghor te it bu ñu fàtte cër bi nga xam ne amee na ko ca CAF di confédération africaine de football Pafara Ñing. Augustin Senghor Madi Touré koo faral. man kay Madi Touré laa faral nag. man Madi Touré laa àndal ah. Madi. pour le renouveau du football sénégalais. daanaka ñi ñu laaj ñëpp lii moo nekk seen yéene lu jëm ci 4e mandat bu président fédération sénégalaise de football indi débat ci askan wi. yow nit nag boo fi nekkee ñaata at nag boo fi nekkee saa fédération bi nag yàgg nga fi lool te wax dëgg yàlla nit ñi bëgg nañ changement nag nañ changement rek ñu bàyyi kii na xool lu mu mëne. ñu bëri buñ juddoo ba léegi am na ñoo xam màggat nañ sax ba amee bijaaw moom moo ngi fi nekk di toog rek jëmale kan africain ci bopp moo bëgg nguur. te Augustin comme doxal na ba pare presque 3 mandats te ba léegi peut-être moom li nga xamante ne loolu lañ ci doon xaar de manière générale gisaguñu ko Madi Touré ñëw pour un renouveau du football sénégalais. Je dirais pas que Augustin et son équipe n'ont rien fait mais dañuy soxla benn changement. ndaxte 12 ans à la tête d'une fédération franchement dama ne man ku ma joxul ci 12 ans boo ma nee di nga ma jox ci 4 ans c'est impossible. ma ne ñeenti mandat daal ëpp na waaw ñett yi moom doy na sëkk li mu liggéey na ko ba pare il n'a qu'à laisser la place aux autres. góor gi bëgg football lool wuuteeg ñoom gis-gis jàpp ne expérience dafa am solo ci mbir mi. Augustin Senghor parce que am na expérience bi malgré lii manqué ci mu waroon def pour le football sénégalais. am na expérience bi yàgg na fa et poste bi mu occupé au niveau de la CAF pour que Sénégal mën ci bénéficier wu oui. su ñenn ñi jàppee ne nit dafa war a fonk kàddoom góor gi moom gisee neneen. dama nekk nitu kuy jàpp nitu kàddu voilà donc Augustin moo waxoon ne mënul def 4e mandat donc moo tax man ma jàpp ne Madi aussi mën na war a gérer fédération bi. ñeenteelu mandat amul solo 10e mandat amul solo parce que c'est pas limité. mandat fédération c'est pas limité ku man am ñu la jàppale ñu fal la légitimement man nga dem. suñuy xaarandi résultat yi génn ci urne yi Madi Touré moom gagné na vote populaire bi ci kanam maître Augustin Senghor ñi nga xam ne nag ñoo jiite football bi ñu ngi leen di xaar bu baax a baax ci kan moo fas yéenee nekk patron football bu Sénégal. maître Augustin Emmanuel Senghor nee na amul sikki sàkk ne moom moo koy doon mooy gagné yooyu la élection nee na it su bu ko gagné dana ànd ak adversaire am di ki mu koy xëccool Madi Touré ngir ñu liggéey ngir footballu Sénégal Augustin Emmanuel Senghor.
bi ñu réunion ñu ñëpp dañu ne tout sauf Augustin ma ne ko gis nga Madi man je suis un homme très simple bi ngeen réunir luy la mot dafa wax dégguma mu ne tout sauf Augustin après ngeen def communiqué balancé ko orbi et orbi gisuma ne kii mu ne ma non mais si soo wax naa ko ma ne ko comme bindu leen ko nag kon man dama jàpp da ngeen ko waxtaane mais dul décision boo leen jël parce que li ñuy xaati mooy comme fii rek boo xaatimee ba pare génn ne non signé woon naa mais lii xam nga gars ñi il faut qu'on soit sérieux. jarul même tey si dans ce consensus là et je leur ai dit on m'avait pas choisi du ngeen gis ma dégg kenn génn xas ko wala saago. Tu l'as dit dans la salle. Et si biir salle bi à 4 je leur ai dit kuñ fi choisir si yéen su ma génnee ma topp si ginnaaw. te mbir yi dañuy daje ndam loolu suba lañ koy commencé nañ koo démb macha allah ji bi félicitations suba ñu continué ko ak Ablaye Sow le 6 ñu def ko le 7 autant pour moi parce que suba mooy le 6 bu ñu paree ci loolu bu ma ko maa di mais comme ñun ñooy am ndam li nag noonu la ñun dañuy dem guerre dañoo wóolu suñu doole dañuy dem pour gagner dinaa dem ci moom tàllal ko loxo pour ñu ñëw jàppa defar football bi. ci yooyu wàll plateforme aar sunu football ñoom nee nañu ànduñu ci maître Augustin Senghor muy amat beneen mandat ci bopp fédération Sénégal ba football li ñu bëgg it moo di ndem si yàlla Samba Sarr yoon def ci liggéeyam ngir anam yi mu faatu mën a leer ci bopp yi ñëpp lu aju ci fële ca centre bu Abdou Diouf Diamniadio ñu ne danañ fa dem ngir sàkku ci Augustin Senghor mu ñot di waat candidature am bañ cee bokk Mamadou Léopold Mbaye mooy coordonnateur bu plateforme aar sunu football ñu déglu ko Pafara Ñing. ndax fukki at ak ñaar boo ko defee ci affaire te mënoo ci am ay résultats da ngaa war a nangul sa bopp génn bàyyi jox ñeneen et loolu moo waral tey ñun suba incha allah ñoo ngi woo peuple sénégalais bi yëpp ñoo ngi woo waa Sénégal yëpp ñoo ngi woo monde sportif yëpp pour que suba ci midi ñu dajee fi ñuy wax centre international de conférence Abdou Diouf bu Diamniadio. waruñoo accepter que ni que ay nit benn groupe juróomi nit téye football bi en otage duñ ko nangu accepter muy ci benn point bu ñu bëggoon ñoo ngi leen di woo ñoom ñëpp ñu daje suba pour que Augustin Senghor mu retirer candidature am lu jëm ci 4e mandat dafa doy soxlaatuñu Augustin Senghor mu jiite football sénégalais ñoo ngi exiger tamit que justice taxaw ci dossier wu Samba Sarr waruñoo nangu lii Samba Sarr dafa ñoo xeexal football de manière générale dafa xeexal peuple sénégalais donc waruñoo nangu Samba Sarr deewe mu nil noonu ñoo ngi wax tamit que ni ko dañoo bëgg élection yi mu am en toute transparence sans Augustin Senghor bokkul ci élection yi moo waxoon ni ko bokkul donc loolu la ñuy wax. waxtaane leneen ci xibaaru timis yi mu di nawet bi ak taw yi jot a wàcceek li mu jur ne ay jafe-jafe fële ci diwaanu Tivaouane bari na fay quartier yoo xamante ne ji ñoo ngi ci biir ndox mi wut nañuy moto pompe nag ngir ŋàcc ko waaye askan wi ñoom dañoo yëkkati seen kàddu di sàkku ci kilifa yi ñu jël ci matuwaay ndax mënuñu nawet bu nekk ñuy dund jafe-jafe yu ni mel Cheikh Anta Diop. Tivaouane di dëkkub diine ñu gis ne saa su nawet bi ñëwee ndox wàcc dañuy am jafe-jafe ndaxte mbedd yu ci bëri fii ci Tivaouane de daa fees dell ak ndoxu taw ñu jaar kuli fuñi koñ jàkk ba melatul mun a war fépp ndox la. ay at a ngi nii jafe-jafe yi li ñuy dund boo xasee ba taw kuli ngi jaan kenn dootul jéen fii ci Tivaouane boo xasee ba taw rek kenn dootul jéen sa kër ça fait des années nag nii la ñuy dund pour ñu jéen des fois ay bonne volonté ñooñu bu mel ni ay Diop si ñu indi seen i oto ñëw ŋàcc ndox mi wala gis nga comme li fi am nii waa sapeur ñooy ñëw ŋàccal ñu ndox mi. moto pompe yi nag ñu ngi leen samp ci ndox mi ay camion di baagante di dem ak a dikk ngir manque ndoxum taw mi. lii mënul wéy chaque année ak nii kon dañuy tàllal loxo ñi nga xamante ne ñoom ñoo am droit def ko ñu defaral ñu. xam nga dafa am canal yu ñu commencé ni dañ koy liggéey canal yi nag léegi mu def ñetti at gas nañ fi tali bi ñun ñee mujjee xóoyal ndox ak ciment defaraat tali bi ndax dem nañ ba moto bu ñëw fii daanu. ñu ni dañuy defar canal lu mat ñaari at bay dugg ñetteelu at mënu fexe ba pare. lu jëm nag ci wàllu assainissement am nag Tivaouane am nañu jafe-jafe. problème assainissement bi muy problème bu crucial boo xamante Tivaouane yëpp ñoo ngi koy jàmbat. kii di Abdou Aziz Diop ne ko forum civil fii ci diwaanu Thiès dëkkit Tivaouane nee na nguur gi génn woon nañ lu toll ci juróom-ñeenti milliards ngir ñu mën a def assainissement bu mucc ayib fii ci Tivaouane waaye gis nañ ne liggéey bi daal sooxe lool te li ñu fi sumboon dara baaxu fii.
beneen diwaan buy dund jafe-jafe ci ndox mi moo di Kaffrine daanaka lu ëpp téeméeri njaboot yoo xam ne ci jaaxle la ñu nekk jamono ji seen dëkkuwaaye moo taa ndimbal la ñu bëgg ñaawlit li ñuy dund at mu nekk ci nawet Amar Ndiaye. juróom-ñett fukki millimètre ak juróom-ñaar yu mu taw biig ci Kaffrine moo delluwaat Diamaguène centre ci mbënd mi lu ëpp téeméeri kër fees dell ak ndox ba canal yi nguur gi defoon fii yëpp di ball moo waral nag askan wi ñu bëri génn seen kër dem wutali dëkkandoo yi. man ay béykat la yor xale yi dañoo mujj meem ma sax dugal ma fii ci kër Malick Borane dañ maa yëkkati ba ca kaw xale yi yor ma ba dugal ma fii parce que man maa xuusal béykat yi ci biir ndox mi. tabaarakallaahu ndox mi bari na lool kii ma dendal kër yaakaar naa ne bi muy quitté këram 11h ci guddi. askanu Diamaguène centre nekk ci jaaxle gu mat sëkk di laaj ana milliards yi nguur gi dugaloon ci mbënd mi ci commune bu Kaffrine. bassin yi daal jëruñu fi dara bassin moom canal moom da nga ko war normalement da nga ko war a defar mu génn dëkk bassin yi léegi dañoo fees bay tuuru si biir kër yi. ñun daal ba léegi gisaguñ solution bu ñu génne ci ndox mi ndax def nañ fi ay canal def nañ fi bassin waaye dafa mel ni daal ñun tey daal yokkute lañ gis waaye gisuñ wàññite. askan wi taxoon ñu def ko waaye amaluñ njëriñ askan wi ñoom it seen alal la nga yàqu parce que booy defal nit ki dara te la nga ko defal amalu ko njëriñ yaa ngi yàq sa alal ki ngay dimbale yaa ngi koy sonal parce que ñun yaakaar moo ñu sonal tey yaakaar moo tax ñu ndox mi fekk ñu fi xalaatoon nañ ne liñ liggéey baax na. day wal day ñëw parce que man sama kër day saw ba sebeti nga toog nag ndox mi day wal di ñëw di dugg ci biir néegi waaw waaye taw ba sebet sax te di dugg ci biir néegi. fi mu ne nii rek ñu bëri ci askan wi yeewoo ci Diamaguène centre di waat nguur gi mu seet beneen pexe ndax li ñu fi def ci ay canal de indiwut benn solution ba tax na askan wi jamono ji nekk ci guuta. woppi coronavirus yi ak tolluwaay gi tey jii waa ministère de la santé ak action sociale lu ñu baaxoo woon te dindi woon ko delluwaat nañu ca mu di taxaw ci télévision nationale joxe bilan Covid bi tey jii jëwriñ gi ñu dénk wàllu wér gërëm di Abdoulaye Diouf Sarr moo ko def ko ci jamono joo xamante ne ji mbas mi dellu si na bu baax a baax ak ñetteelu vague ak troisième variant bi nga xamante ne mooy ñetteelu vague ak variant delta bi Abdoulaye Diouf Sarr la ñuy teewlay kàddoom. tey dañu bëgg jëlaat ni xamante ne moom lañ den wax ak yéen ci mbàllu mbas mi ci première vague bi ak deuxième vague bi dañ doon ñëw bés bu jot taxaw wax ak sénégalais yi jox leen ay xabaar yu wér ak xabaar yoo xamante ne soxla nañ ko ci wàllu feebar bi tey nag loolu la ñu yëkkiwaat lu tax ñu jëlaat ko parce que dañoo xam ne troisième vague bi toll na foo xamante ne li ñu ciy laajte bëri na li ñu ci bëgg a xam bëri na ak li ñu war a aussi wax nit ñi pour que ñu xam ko mën a aar seen bopp tam bëri na te buñ ko deful mën naa wax ne mbedd bi moo koy def te mën naa am ba mbedd bi ni mu koy defee du gënul moo tax ñu yëkkiwaat suñu baat. ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr waxtaanee centre de traitement épidémiologique yi fii ci Sénégal am na ñuy ŋàññi doxin wi ci ak doxalinu Covid 19 ci Sénégal ci woowile wàll nag benn délégation boo xamante ne ji ña ca nekk ñi ngi bokk ci commission santé bu assemblée nationale tey ji xëy nañu sol seen dàll dem seeti ñeenti centre de traitement yi nekk ci diwaanu Ndakaaru xooli doxin wa ak na muy demee Marcel Farba Maroun. tey ci aljuma ji commission santé population affaires sociales ak solidarité bu assemblée nationale dem nañ ci ñeenti centre de traitement des épidémies ñu gën leen xamee ci CTE foofa ñuy toppatoowee cas Covid 19 ci Sénégal ginnaaw coow bu bëri bu gestion mbas bi jur ci réew mi député yi ñëw ci yooyu bërëb ngir xool fan la mbir yi toll. bi ñu paree visite boobu suñu xel dal na mun nañu wax ne sax suñu xol sedd na. parce que gis nañ fi personnel bu engagé gis nañ fi personnel bu déterminé ci wàllu matériel ci wàllu logistique gis nañ fi ay matériel yu mucc ayib yoo xam ne ñu ngi ko jëndee ci fonds force Covid 19 ak yoo xam ne hôpitaux yi ci boppam ñoo def seen effort pour doter hôpital bi ay matériel. tey jii nii yokk nañu ñeent fukki lal ci instruction ministre de la santé et de l'action sociale pour gën a mën a jël en charge suñu mbokk yi te li ñuy say gis fan yi aussi mooy malade yu bëri. wala ay femmes enceintes yu bëri dañuy am Covid léeg-léeg dañu am problème de prise en charge fan yi yëpp nag ñu ngi fiy def ay césarienne ñu ngi def suñu kéemtalaay kàttan am na ay xale yu bëri yoo xam ne sauvé nañu leen fii sauvé ci seen yaay donc dañuy jàpp ne ci prise en charge bi ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax. député yi nag profité ci visite bi pour fàttali askan bi li ñu war a def ngir gën a moytu mbas mi.
nañu respecter les mesures barrières nañu ñàkku ji waaye itam ku am ay signe bu ndaw rek bul toog ne dama soj wala dama grippe na nga dem consulter wu ci nu mu gën a teelee parce que noo gën a teelee dem si la ñuy gën a mën a am chance pour sauver la. ginnaaw visite yi député yi dig nañ personnel santé bi def benn rapport bi ñuy nar a présenté président assemblée nationale di Moustapha Niass ñuy fàttali ne délégation assemblée bi dañu njëkkee hôpital principal door a dem bu Fann balaa ñooy jeexalee hôpital bu Grand Yoff ak Dalal Jàmm bu Guédiawaye. hôpital bi ñu jagleel gone yi di Albert Royer bloc opératoire ba fa nekk dañu koy tëj ngir diirub ñaari weer sabab li moo di taax ma màgget ci jamono jooju nag ñu war a tabaxandegum benn boo xamante ne ji kon fa la ñu koy amale mu di bloc bopp fii ak ñaari at ci lañ ko war a tabax ci jamono jooju ñu koy xaarandi am nay barabu fajukaay yu ci mel ne hôpital Aristide Le Dantec ak hôpital principal bu Ndakaaru fa la ñuy jëmee gone yi bu ñu woppee ngir di leen fa faje lu ni mel ki ko xam ne moo di directrice hôpital bi ci jamono ji nga xamante ne ji kon ci la ñuy amal journée mondiale de l'arbre hôpital ba ci lañ ko doon amalee foofe ñu ànd ci ak Fatou Bintou Konté. hôpital Albert Royer li nga xam ne moom moo di bloc opératoire bi da koo fas yéene tëj ci diiru ñaari weer. fi ñu doon opéré xale yi fii ci Albert Royer dañ koy tëj pour une durée de 2 mois le temps ñu àggale fi nga xam ne moom la ñu prévoir gun. def fa bloc li le temps ñuy tabax yeneen service la ko waral nag moom moo di bâtiment yi nga xam ne moom moo ëmb bloc boobee dafa wóoratul dara kenn mënatu ko utiliser. bâtiment bi moo répondretul aux normes pour sécurité xale yi ak sécurité ñi fay liggéeyee moo tax ñu nañ ko tëj ndax ñu bañ a lor kenn du lu ñu neex nag neexuñu parce que xam nañ hôpital bi li muy représenté ci Sénégal ak ci sous-région bi waaye nag situation bi moo ko laaj. ba pare nag teg ci sécurité bi sax fi mu toll nii dafa xaw a taggatémbe. waaw bloc opératoire chirurgie pédiatrique bi dafa wóoratul woon pour nit liggéey fa wóoratul woon pour ñi fay liggéey mais aussi ñu ñuy opérer foofu parce que dafa amoon ay problèmes yu bëri avant. waroon nañ ko quitter depuis 2 ans mais ñun dañu continuer woon di liggéey parce que xale yi ñu waroon opérer ñoo bëri. ñu ngi ko doon def nag mais du loo xam ne daal tegu woon na ci yoon moo tax. attendant nag xale yi nga xam ne dañu war a opérer ñu ngi leen yóbbu ci yeneen structures yi maanaam fee nga xam ne moom moo di hôpital Le Dantec wala principal. dinañ leen seet fii Albert Royer ni ñu fi mën a traité dina leen fi traité mais ñi ci des incha allah dinañ leen orienté principal ak Dantec. hôpital bi nga xam ne nag chaque jour lu ëpp 300 xale dinañ leen faj fii nga xam ne moo di Albert Royer ñu jógee fii ci Sénégal wala ci sous-région bi lee dinañ ko tabaxalaat yeneen locaux yu bees yeneen bloc yu bees fileeg ñaari at. CORED ak CNRA seen gis-gis moo di li ñuy faral di gis mu di ay sëriñ ay maamu ne ki ñaankat yu ñuy def seen promotion ci média yi dañu ko war a dakkal ci yenn anam dañu ci ànd ak Mamadou Fall. moom fi mu toll ci wàllu loi bi ñu tënk mënuñ ci ñoom dara. kaddu gi di wane télé bu CORED am ci yenn jafe-jafe yi nga xamante ni yenn homme média yi ngi koy def moonte day li nga xamante ni moo di promotion charlatanisme ñu ngi koy gis ci plateau télé yi. loolee nekk ab menace kaawu Lobé Ndiaye nekk ab preuve boo xamante ni ki ko faat xam nañ ko ci média yi. kon mat na tey ci ñaar fukki at boo xamante ni am na cadre juridique bu may rek ñu mën a xeex yenn ñaawteef yi ñu nemmee. ñaar fukki at ci gannaaw 2003 2004. amoon na projet de loi pour andi un cadre juridique réglementaire ci yooyu te ba léegi bi ngi tiraare donc c'est important. su ma gisee ci plateau yi suñu ay collègues suñu ay confrères di promouvoir yooyu dama am lu ma metti ndax ñun ñii seen mag dañ ci def liggéey le code de la presse article 109 et 110 ñooñu lay visé. boo seetlu ni mel CNRA xam na ni jamono ji nag faaw ñu yaraat mu di éducation ak lii di sensibilisation. ne affaire bi éducation daf ci am solo c'est pas seulement la répression ce n'est pas seulement les sanctions éducation ndaxte nit ki ñun ñoo ko war a xamal ne ndaxte njàng mi aussi am na fa fa la yem ñu ci bëri ci région yi ci yenn zones yi xam ñu bëri ñun ñu leen di waxal ne ñu leen xamal ne attention. lii boo ko defee lii lay jur. waaye nag journaliste yi nga xamante ni ñoom ñooy def promotion nit yi ñu mel. émission yi nga xam ne daanaka dañ ciy fësal di kañ di ñoom ci wàllu njabar di wàllu faj yoo xam ne mën na faat bakkan de loolu bu dee journaliste moo koy def dinañ ci gën a bàyyi xel
te li ci bu fekkee ne dafa jar ñu saytu ko yóbbu ko ci tribunal bi jël ci ay daan dinañ ko def parce que loolu aussi du loo xam ne xel mën nañ koo nangu. ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram CNRA ak yenn ci praticiens yi nga xamante ni yu légitime la ñu war nañu joxante yoxoo ngir ñu amal ay loi yu gën a teng ngir rek mën a aar askan wi ci yenn pratique yu bon yi. 20h di ngeen amaat xibaar yi ci télévision Futur Média ci tubaab lay doon ak soxna Naata Mbaye jaa ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm.